mbokk yi asalaamaaleykum benn waxtu jot na ñu dem ci li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci kon yokk njëg yi mu mel ni kon rek waa ministère bu commerce ñoom ñi ngi ci indi ay saafara jàpp ni daal li ko waral bokk na ci kon tolluwaayu jamono rawatina kon bitim réew ak mbas mi lim laale réew yu bëri tax na kon li naan wàllu fret yokk loolu tax kon waa Sénégal daal di ko yëkk rax ci dolli douane nit jël ci yooyee njëkk maanaam 3% ci di ko rek taxé ba tax na mën nañoo jàpp ni mbir yi kon dina gën a mën a daañ ci ànd ak directeur du commerce intérieur mu daal di ci indi kon tontu ñu wax it ci la xew fa li nga xamante ne moom mooy ca Pikine Nord foofa nag ay jàppante moo fa amoon bërki démb ci diggante ñi jege maire bi ak ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo jàppale Thierno Alassane Sall di waa République des valeurs li ko waral mooy inscription yi ci liste électorale yi ñoom dañoo bëgg kon commission ba jóge fa gouverneur nag moom àdduna ci jàpp ni rek ubbi nañ ci enquête képp koo xamante ni kon sa loxo laale nga ci lu ni mel daañu la tegi daan te commission ba du mës a génn ci boobee maire yi ñu wax it ci jafe-jafe yi am ci diggante ministre bi ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi ci jaww ji di transport aérien ak Doudou Ka mi daal di min dénk AIBD moom daal jàpp na ni jafe-jafe yooyu tax na rek kon mbir mën a am ca boobee aéroport ndax rek réeroo googu objectif yi kon ñoom ñaar duñ ko mën a atteindre ñu wax it ci li nga xamante ni kon moom mooy mbënn mi ci diggante kon Kaolack ak Matam foofu askan wi am nañ fay jafe-jafe li ko waral mooy seen i kër kon la ndox mi nangu te ba léegi kon amagun benn kilifa bu fa ñëw ngir indi ci saafara ci jamono jooju it Aliou Cissé ci wàllu tàggat yaram moom équipe nationale bu Sénégal bi muy jiite daal dinay génne liste bi nga xamante ni ñaar fukki jour ak juróom lan ñooñu kon ñoom ñoo war a jongante ak Togo bu ci kanamee kon dañ ci ñëw ak Pape Fara ñi ngi ma ñu fa teewaloon bu dee basket bi nag équipe nationale bu Sénégal it ci wàllu góor ñi tey ji ci ngoon war nañoo jongante ak Soudan du Sud muy seen ñaareelu match ñoom ñi nga xamante ni kon Boniface Ndong moom leen di entraîner gagné woon nañ seen premier match bu contre Ouganda bëgg koo dàbbali daañ ci ñëwaat ak suñu ndaw yi ñu fa teewal fële ca Kigali ca Rwanda su ngeen taaxir la mbokk ñaatal xibaar yi. mbokki dal leen jàmm ñu ngi leen ko doon wax ku ne xam na ni marché bi naqari na trop fan yi fii ci Sénégal li ko waral mooy njëgu dund bi lépp yokk muy diw di ceeb ak yeneen loolu nag waa ministère bi dénk njënd meeg njaay mi indi nañ ci tontu jàpp ni jamono moom moo waral lu ni mel ndax ca bitim réew it mbir yi dafa yokk rawatina li naan importation ak tamit frais yi loolu nag moom moo tax kon ñu daal di ko yëg fii ci Sénégal rawatina ci jamono joo xamante ni waa douane it bëgg nañoo taxé yenn ci produit fu ci nekk ñu daal di fay comp 3% ngir ñoom it ñoŋal seen nekkin loolu boo sàgganul dina gën a mën a taral mbir yi ñu déglu kon Cheikh Diallo mi nga xamante ni kon moom la muy Cheikh Omar Diallo waaw moom mooy directeur commerce intérieur moom moo nekkoon ganu info du matin. yokk bi ñu gis ci denrée yi nga xam ne ni moom la ñuy gën a consommer fii ci Sénégal dafa doon loo xam ne ni dañ ko dund ci marché international bi bu ñu demee jëli ko foofu dañu fekk mu yokk foofu donc inflation bi pratiquement dañu ko importer li ko gën a garaawal nag mooy que ni li nga xam ne ni moom lañ koy dugal pour indi ko ba fii maanaam transport bi maritime bi fret bi moom moo yokk ba jéggi dayoo te moom moo indi difficulté yi ñu am yëpp pour que prix yi ñu mën ko contenir parce que dafay gréver ci coût du transport bi. nañu mesure bi te douane administration la boo xam ne ni dafa soxla moyen yoo xam ne ni moyens yu takku la. donc pour ñu mën a renforcer seen moyens yi pour ñu mën a gën a am efficacité ci li ñuy def dafa am prélèvement boo xam ne dañ koy def ci yenn produits yi nga xam ne moom la ñuy importer à hauteur de 3%. léegi nag produits yi ak nu mu toll ak incidence beeg yooyu douane ñoom defe naa ne ñoom ñoo ñu gën a nekk ci situation boobu noonu pour mën a wax exactement yan produit la concerné mais de toute façon ñoom génnee nañu benn document bu yi nga xam ne ni produits yi nga xam ne moom la concerné par la mesure de 3%. nécessairement parce que comme taxe la dafay dugg ci composition ci structure prix yi produits yooyu ñuy importer donc c'est des coûts qui sont répercutés sur le prix. waa douane it nee nañ dinañ tontu kon ci yokkute googu ñu gis ci yenn ci produit te commerçant yi tamit di ko ñaawlu ñu dem ca Pikine Nord foofu nag ca département bu Pikine amoon na jàppante yu fa amoon ci diggante ñi jege maire bi ak ñi nekk ci République des valeurs di parti bi Thierno Alassane Sall jiite jëm kon ci commission administrative yi samp ci barab yooyu ngir rek nit ñi mën faa bindu ku bëgg a voté fitna am fa nag ba am ñu ci ami gaañu loolu nag tax na ñaari wàll yi ku ci nekk yaa ngi accusé sa morom ñu ànd ceeg Ndongo Ka ak Asmalik Diop. ay jàppante yu tar ci mairie bu Pikine Nord mu dox naka ci diggante militant yu parti la République des valeurs ak tamit militant yu maire bu commune bi mu am ci ñu si jëlee nag ay gaañu lii di buntu maire bi ñu daal di koy yàqatee. xeex ñun ànd ak militant ak moroomam dañoo ñëw fekk li nga xam ne moom mooy institution muy municipalité bi boobu lañ ñëw saccagé ko
bi ñu koy saccagé seen gros bras yi ñoom ñoo jël ay xeer sànni ko ci verre yi nga xam ne moo fi nekk mu toj am na ci ñi nga xam ne sax romb nañ sax verre yooyu maanaam porte centrale boobu dugg ci biir ba fekk ay nit ci biir am nu ñu leen def parce que on était minoritaire. waa République des valeurs ci seen wet coordonnateur ba naka di wàññi ñaata ci ay nitam ñoo ci jëlee tamit ay gaañu gaañu. am na blessé boo fa am ñu damm bakkan bi mu ngi nekk en soins intensifs Ousseynou Ndiaye ñu agressé ko kan moo ko agressé ku tudd Bouba mooy chef protocole Amadou Diarra. chef de protocole bu maire Amadou Diarra policier yu commissariat de police bu Pikine daal di xëy nag ci àllarba ji teel daal di koy jëli mbii coog mballooy nag ñu ne li ko waral moo di wàlluk mbind mi jëm nag ci liste électorale yi kii di coordonnateur bu République des valeurs ni certificat de résidence yi dafa am xàjjek seen ci nañu koy joxee. Pikine nag ñoo mënul d'accord Amadou Diarra di sélectionner ñan ñooy inscrire ak ñan ñoo dul inscrire. chef de cabinet bu maire Amadou Diarra ni kàddu yu ni mel nag ay tuuma kese la waaye méngoo wut ak li am. benn nit bu bokk ci parti bi ñuy wax République des valeurs dafa ñëw andi 25 certificats de domicile pour ñu defal ko 25 certificats de résidence alors officier bi ne ko wóoluwuma loolu ñi nga xam ne ñoom ngay defal dama bëgg ñoom ñu ñëw kenn ku nekk mu ñëw mu jël sil boppam certificat de résidence parce que balaa ma koy délivrer parce que sama signature mooy dem il faut que ma am ci ay firnde yu leer kooku nag ni mu ko déggee neexu ko mu jàpp ni dañ koo xañ droit bi nga xam ni moom la war a am. waa République des valeurs ni commission administrative bi ñu sanc nag ci biir mairie bi faaw nag ñu jëlee ko fii. loolu yëpp bi mu amee li ñu waroon def interpellé nañ sous-préfet wan ko ay preuve bind nañ ko lii lettre buñ ko bind la mu déchargé ko def nañ li ñu war a def interpellé nañ ko bi nga xamee ne tricherie yi am nañ ay vidéo interpellé ko te problème bi du problème mu Lamine Gueye waa Pikine la Amadou Diarra bëgg a segg xool ñi inscrire ak ñi dul inscrire. ngir bañ nag ay jàppante daal di amaat mu am limuk policier yu takku nag yu nu daal di indi teg leen ci buntu mairie bu Pikine Nord. gouverneur bu Ndakaaru moom it xëyoon dem fa di nemmeeku rek yàqu-yàqu yooyu moom nee na xel xalaat sax ñu jëlee commission ba du bouse maître fa lay des te tamit enquête danañ ko ubbi képp ko xamante ni kon dugal nga sa loxo ci yooyee ñaawteef yoon dana la teg loxo ñu déglu ko moom Alhassane Sall ba léegi ci micro Ndongo Ka ak Asmalik Diop. fekkee ni ñiy jëf ji génne fi commission bi moo leen tax a jóg nañu xam ni c'est une entreprise vouée à l'échec. parce que commission bi tant que mi ngi liggéey di teg liggéey bi yoon bi mu ko war a teg du bouger fii maître du fii du beneen commune boo jëlee région bi commission yi pratiquement à 90% ñi ngi 99% sax lañ ma wax ñi ngi ci mairie yi c'est-à-dire que yi nekkul ci mairie yi mooy xëy na commission itinérante wala de rares commissions yi nga xam ni mairie ba mënu leen abriter mais yëpp ñi ngi ca mairie yi ca mairie yi ku ne xam na ni yenn yi parti au pouvoir la yenn yi opposition la kon nag bu kenn yaakaar ni da nga def pression ba ñu génne commission ci institution étatique bu nga xam ne remplir na les critères pour abriter la commission. Deuxième chose mooy que maire bi nee na porté na plainte ci acte yi nga xam ne am na ci mairie bi may wax ni ak moom plainte boobu sax su ko deful woon état def ko parce que c'est des biens publics c'est une institution publique. may demandé kon que plainte boobu ñu instruire ko dañu ko war a instruire te képp ku nga xam ni taq nga ci événement yi fi am démb yoon def li moo def ci yow. maa ngi leen ko doon wax sànqit ñu dem ci aéroport international Blaise Diagne ca Diass foofu nag dafa mel ni ministre bi dénk wàllu tourisme ak kim yilif te jiite googee kër di Doudou Ka mënatuñoo jaaroob taal li koy waral mooy fan yi daal ku ci nekk boo amee occasion rek di nga song sa morom bi ci mujj mooy bërki démb ba ministre bi demee ci AIBD doon fa lancé rek projet boo xamante ni kon li ngi soxaloon compagnie bi di Air Sénégal International dafa mujj a gedd sax ndax nam yoree kër ga daal dafa jàpp ne am na loo xamante jaaduwut ñu ñëwaat ci ak Abdourahmane Diallo. joriñ bi yor wàllum jaww ji ak tourisme ak directeur général AIBD ñoom ñëpp benn kàddu la ñu yor ci aéroportu Diass mooy dañu bëgg mu nekk aéroport bu ëpp dayoo ci réew yu ñu wër waaye nag Aliou Sarr ak Doudou Ka seen diggante rataxul lu ci mujj sax mooy ministre bi mu ngi doon dànkaafu directeur général AIBD. Attention, si nous ne sommes pas capables de faire, il faut qu'on libère la place. Il faut qu'on prenne tous l'honneur. Voilà, libérer la place pour que d'autres puissent le faire. ñoom ñaar yépp nag seen objectif mooy fii ak 2023 ñu mun a am lu toll ak 5 millions passagers ci at bu ne waaye joriñ bu yor wàllum jaww ji ak tourisme ci ndaje bu amoon Saly mu ngi doon ñaax sax syndicats yi ñu teg pression directeur général AIBD SA. Les syndicats, je vous invite pour une fois
à jouer votre rôle, je ne vais pas dire de protestataire, donc jouer votre rôle également de participant et d'acteur justement, d'alerte. Donc je compte sur vous également pour accélérer. mercredi bii ñu génn ci ab visite bi nga xam ne amal nañ ko ngir waajal Air Sénégal bi war a tàmbale Dakar New York, Aliou Sarr gis na ay lënt ci AIBD li ni mel sax taxoon na ba yeggaliwul visitam bi jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi mu waroon amal mu fomm ko. bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci ay ñoñom Aliou Sarr anam bi Doudou Ka yore aéroport bi neexu ko te tamit kooku dafa mel ni faalew ko ndax cër bi mu ko war a jox des na bu ñu sukkandikoo tamit ci ay ñooñu Doudou Ka ñuy xamle ni Aliou Sarr li mu bëggoon rek mooy kenn ku bokk AFP di parti bi mu bokk jiite aéroport bi ndax mu mun ciy gis boppam te tamit li ko gën a metti mooy bi ñu doon fal Doudou Ka kenn laaju ko xalaatam waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci ay ñooñu Doudou Ka wala bokk ay ñooñu Aliou Sarr ñoom jàpp nañ ni ñaar ñooñu amuñu benn problème. ñu wax ci mbënn mi yamul rek ci ndakaaru ci diwaan yi ci biir réew mi it am na ci yoo xamante ni kon ndox ma sonal na ñenn ca ñoom Kaolack daal dina cay bokk foofa nag daanaka la fa sotteeku yées na juróom benn fukk ci ay millimètres wante ba mu ko defee daal coono la jural ñenn ci yenn yooyu quartier ñu àndi ceeg Papa Mbaye Diaw ak Fally Gaye. juróom fukk ak ñetti millimètres yi nga xamante ni nag daf koo taw quartier bi ñuy wax xaaxum fii ci Kaolack nag foofu ay kër yu bari ñoom ñu ngi ci ndox mi Fatou Diouf moom néegam dafa fees dell ak ndox ñu fekk ko muy fexey nu mu def ba ndox mi génn ci néeg bi ndaw si dina xamal rek jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy nekkee saa yu nawet jotee. ndox mi moom gis nga ko gis nga néeg bi ni mu mel yépp ndox la ci suba ba tey maa ngi war a jaay mënumaa jaay te su ma jaayee ci laay dundal suma njaboot gi waaw mu nekk nag di tànq di wàññi su wàññee ko ma dem liggéey ndox mi nag moom canal bi moom xanaa su paree du mel nii xanaa mais métti na trop nag fu métti yem ndax nga xëy war a liggéey indi dundal sa njaboot xëy toog fii ba heure bii métti na de fii yëpp mu ngi fees dell sama xale yi jógaguñ ci lal bi lañ dankale ko ñun ñëpp. ci geneen kër gi it loolu lan fa nemmeeku njaboot gi ci néeg yu fees dell yeeg ndox mi ci la ñuy fanaan kii dëkk ci quartier bi dina xamal ne naam am na liggéey yoo xamante ni autorités yi sumboon nañ ko fi waaye ba léegi jafe-jafe inondation yi mi ngi wëy fii ci quartier bi. te inondation yi ba léegi moom inondation bi taxul ñu génn si jafe-jafe yi nga xam ne à chaque fois ñu ngi ko doon dund ndax boo seetloo ba léegi te bu tawee rek nit ñi ñu ngi génn kër yi ñu ngi fees boo seetloo ba léegi tamit ndox mi évacuation bien vrai mi ngi dem nànk mais dafa yéex trop ndax liggéey bi eggul te nit ñi nag ndox mi ne ci biir kër yi aussi loolu mënuñ koo génne. askan wi nga xamante ni nag ci ndox mi lañu nekk ñu ngi sàkku ci nguuru Sénégal mu jàppale leen. xanaa ñu dimbale ñu ci rek lu ñu ci waaye woon a dimbale rek ngeen dimbale ñu sonn nañ trop. waaw ñun waa xaaxum daal bu nawet jotee moom coono bi la ñuy dund kullu xaaxum nag ku fi nekk rek yaa ngi ci coono. te nit ñi nag ndox mi ne ci biir kër yi aussi loolu mënuñ koo génne donc ay moto pompe yi nga xam ne moom mooy moto pompe yu am doole moo ko mën a génne ci kër yi mën ko jàllale ci bassin bi ba waa kër googu mën a am fuñ tëdd. ci quartier boobu ci xaaxum nag kër yu bëri seeni borom dañ koo abandonné lu ëpp ay at te lenn waralu ko rek lu dul inondation yi. maa tamit naka noonu foofu ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci ay millimètres la fa taw ba tax na kon foofu it gis ngeen ko noonu fees na dell ak ndox ba tax na askan wi it ànd ci ak njàqare préfet bi moom jàpp ne solution amagul xanaa rek ñu yaakaar loo xamante ni xëy na ñëwagul wàllu assainissement la jëm ci yooye projet Ali Bandel Niang ak El Hadj Ly. donte asamaan si taxawandi na ci taw yu bari yu am doole yi fi doon wàcc ci nawetu ren gi ba léegi yenn ci pàcc ci Matam ñu ngi ci biir ndox rawatina quartier bi di Afia di quartier bu bees bi nga xam ni mu ngi lëju kàmb bi nga xam ni moo gën a suufe ci biir dëkkub Matam askan fi dëkkee nag suñuy génn wala ñuy dugg seen dëkkuwaay dañuy xuus ci ndox mi lee. xam nga boo jotee ñaari téeméeri millimètres ak lu topp ci diggante fukki fan ak juróom loolu dafay xaw a metti tuuti loolu dëkk bu mu wàcc faaw mu am ay njeexital yi nag fii ci biir Matam moom mooy ñaari quartier xam ne ay koñ yu bees la mën nañu wax ni koñ yu bees la réseau évacuation wu ndoxu taw yi yeggul foofu alors te quartier yi c'est des quartiers yoo xam ne dañ leen di réputé marécageuse yoo xam ne nii ay dex la woon nit ñi installé wu fa alors loolu nag bu ñu jotee quantité d'eau bu toll noonu faaw mu am ay njeexital yu méttee métti ci gox yooyu léegi gannaaw loolu keroog xool nañ ni station pompage bi nga xam ni moom aussi dafa paanoon waaye ONAS ak Senelec taxaw nañ mettraat ko en service alors bi ñu ko mettraatee en service seetlu nañ ni ndox yi newoon ci biir dëkk bi yu ci bëri dem na mais nag pour quartier yu bees yooyu ma la wax léegi xam naa ni solution bi du gaaw léegi
parce que solution bi mooy ñu def extension réseau bi ba nga xam ni ñoom ndox bu fa ñëwati dana dem. donte ay njaboot ñu ngi loru ci ndoxum taw mi waaye li jar a wax ren moo di askan wi nga xam ne ñoo dëkk ci Matam daanaka ci dëkk pàcc bu gën a mag ci dëkk bi nooyi nañu ren bu baax a baax ndaxte nag ce réseau d'assainissement ak d'évacuation ndoxu taw yi nga xam ni Promoville moo ko fi amal te njiitu réew mi inauguré ko ci juin bi ñu génn tax na ba ndox yooyu doon taa moom jeex na ci biir dëkk bi léegi te nag dexub Sénégal bi nga xam ni mu ngay wéy di gën a yéeg ren moom du benn mënatul nekk ab menace ci biir dëkkub Matam ak digg route bu yanj bi nga xamante ni mu ngi ceinturé dëkk bi. ñu wax ci mbas mi fii ci Sénégal mu mel ni nag fan yi commencé woon na wàññeeku wante tey buñ sukkandikoo ci ministère de la santé xaw naa yéegaat ndax ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñetti doomu aadama kon am nañ jàngoro ji fukk ak ñaar ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan cas grave yi nag toll na kon ci ñeent fukk ak benn loolu sax jaaxal na waa ministère de la santé ci noonu ñu daal di ciy déglu directeur de la prévention sànq bi ni jokkoog moom mu daal di rek wax lan moo tax kon mbir yi xaw a am ak yokkute lëf ñu déglu ko. njeextalu semaine bi ni mu anamoo nii def ñoo neexul trop. parce que gis nañu 100 cas 129 ak tey aussi pratiquement yéeg na ba côté 200 yooyu. donc loolu bon du analyse bi nga xam ne am na wéeruwaay bu dëgër. parce que am na yenn kii rek yu ko mën a modifier waaye nag li ñu mën a wax mooy ba tey semaine bii ci njeextalu semaine bi yëpp moo gën a baissé que par rapport ak semaine bële kon nag tendance baissière bi mu ngi si mais dañoo bañ aussi am lu ñu bett ci baisse bi aussi am luy yëkkati ndànk-ndànk donc fi nekk nii peut-être semaine bii di ñëw encore ñu gën a xam ne ndax ñu ngi ci tendance baissière bi waaye ba tey aussi pour dalal xelu nit ñi tendance bi ba tey mu ngi baissé mais tendance bu baissé tamit du tax ñuy nemmeeku yenn chiffres yi nga xam ne dañoo bëgg a jub loolu yëpp ci pandémie bi la bokk ci xeex bi la bokk ñu ngi koy saytu di xool à droite et à gauche li ci nekk lu ko war. banque de sang yi Sénégal nag yu ci bëri deret ja dafay manqué ba dem dégg ngeen kiin ko dénk fii ci Ndakaaru ba tax na ca Ndar moom waa police am fa initiative bu mag doon maye deret askan wa nag ñoom fekk si leen fi loolu nag li tax rek mooy kon ñoom ñu gën a jege askan wi su ko defee it dimbali ay nit ku ne xam na ni solo si deret mën a am ci yenn doomu aadama yi ko soxla ci barabu hôpital yi Ousseynou Diop Habib Seck. police bu Ndar amal ndaje bu nu mel askan wi nag bare woon lool ñëw nag ngir maye seeni deret ñu gis ni nag jafe-jafe bu mag yenn ci banque de sang yi dañ ko amal rawatina bu Ndar ngir nag mën a xettali askan wi moo tax ñu amal ndaje bile. booloo vraiment maye deret pour mun a dimbale ñi nga xam ne dañ ko soxla mais tamit woo nañu waa Ndar yëpp te gis nañu ci suba ñëpp ñëw nañu vraiment ay sportifs ay sénégalais anonymes vraiment ñi ko yëgoon yëpp mobilisé wu nañu ce matin je pense que structures sanitaires yi. am nañu tey vraiment li nga xam ne sedd na seen xol. ci kàddu commissaire bu Ndar lii dina mën a may askan wi ñu gën a mën a nokki ndaxte nag li ñu nemmeeku mooy Covid 19 bi moo tax ñu ci bari ragal moom sax ci xalaatam Covid 19 bi warul mën a yàq benn liggéey. bi tey waruñoo mën a tere dund comme ni ñu daan dundee il faut ñu sóoraale ko la preuve gis ngeen ni jël nañu matuwaay yëpp amoon na fi ay masques yu doy pour ku fi ñëw amul masque ñu jox la masque amoon na gel jéem nañu daal. fexe ba respecté li nga xam ne waa kër docteur loolu la ñu digle. mu yëkkati ay kàddu sax jëmale ko ci askan wi rawatina ci ndaw ñi mu gis ni war nañu gën a mën a dem di may seeni deret bu loolu yeneen jafe-jafe ay malade mën nañ ko am. dem si structure yi nga xam ne dañ fay may deret mën fa may deret dafa di lu nga xam ne ñii dañ koy soxla tout le temps donc waruñu ci jóge quoi dañu war a def l'effort là de temps en temps ku nekk au moins si 6 mois bu nekk nga dox benn yoon wala dans l'année nga dem benn yoon. ndaje bu nu mel nag ay téeméeri doomu aadama ñoo ci bokkoon ñu nag may seeni deret ñoom nag nee na ñu fi ñeenti weer bëgg nañu làbbali mbir mu ni mel ngir jafe-jafe yi banque de sang yi di am ñu mën ko dëddu. ñu wax ci wàllu aada ak cosaan wax ci métier mi kon di beat making ña koy def nag kon ay beat maker lan ñi nga xamante ni kon ci wàllu musique daal ñu ngi ciy jouer rôle bu am solo gaawal sax mbir yi artiste boo xamante ni kon soxla nga yenn ci ay son ak yu ni mel ñoom mën nañ la ko jox ca nam gën a gaawee tey nag Ibou Diouf dem daje ñenn ci ñoom ñu seetaan reportage bi mu ci def. bu ñuy wax ci wàllu musique ak tolluwaayam seetlu bi mooy saa su nekk dañ ciy faral di gis lu ci yees bokk na ci jamono ji loo xamante ne musiciens yi dinañ ko faral di jëfandikoo ni ñuy tuddee beatmaker ñooñu nag am xarañte ak tamit lu ñu yokk.
ci tolluwaay musique. beatmaking mooy daanaka musique bu ñuy defaree ci ordinateur la musique boo xamante ne ci la ñuy defaree ci ordinateur bu yàgg ba dañu doon gis orchestre 10 nit ku nekk ñëw di defar tey da ngay gis benn nit kese mun na jàng musique wala mu bañ a xam musique mais ak ordinateur mun na def musique. Beatmaker bu ñu koy wax au départ c'était dans le cadre style rap hip-hop moo tax ñuy wax beatmaker donc c'est après que c'est devenu un peu plus général. Une machine, un séquenceur wala une boîte à rythme ak ay sample. beatmaker bokk rek ci métier yi nga xamante ne jamono ji ñu bëri dañ leen di soxla ci seeni liggéey ñoom tamit ñu ne xarañte lañ ci àndal. beatmaker mën nga nekk doon beatmaker et t'as pas besoin d'avoir benn expérience wala benn xam-xam bu mag ci musique la majorité beatmaker yi ngay dégg ils savent pas jouer d'un instrument. évolution bi moo demee noonu tey boo gisee entreprise da nga doon gis benn liggéey 10 nit di ko def léegi benn machine bu ñëwee rek day remplacer loolu. tax na yenn saa yi dinañ di samp ab laaj ana lan moo la mën a may tey nga am métier bi. mën ko def ni nga xamante ne tamit noonu la waree. Quand tu es beatmaker et en même temps musicien def lay faciliter lu bari quand tu programmes day tax nga xam exactement yan note ngay jouer day tax exactement nga xam ci yan gamme nga nekk. saa su nekk métier bu nekk bu amee lu ci yees dinañ di faral di xalaat ndax du am lu bari lu mu ci soppi. donc beatmaker mën na remplacer instrumentiste quand il est lui-même instrumentiste en fait. mais beatmaker bu xamul instrument bu mënul jouer instrument mënul remplacer instrumentiste. dinañ dem ba di liggéey ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko xam di ci liggéey mooy instrumentiste yi des fois dañ leen di woo ñu ñëw ci studio bi dugalal ñu ay lignes jouer ak ñun. beatmaker ñu ne nag dafa am rek lu mu yokk ci musique instrumentiste yi ngir ñi nga xam ne mooy musique ñu mën ko di déglu ni mu waree ndaxte bu weesoo programmation nag li nga xamante ne musique live lu am solo la tamit. wàllu aada ak cosaan ba léegi Pout na ku ne xam na ni askan wa seen yéen mooy ñu daal di yeggalee juma jafa nekk loolu nag artistes yi bëgg nañ cee dugal seen loxo jaaree ko kon ci ay exposition bëgg nañ koo tàmbalee nag ci benn thème boo xamante ni kon basmala la thème bi tudd su ko defee kon ñoom ñu participer rek ci lii tax ñu mën a am koppar yoo xamante ni daañu ko eggalee barab bu sell boobu ci noonu kon ñu déglu Babacar Samb Diène moom artiste plasticien la ci micro Ibou Diouf. C'est une exposition d'art islamique à la grande mosquée de Pout, une exposition d'art sur la thématique de la basmala, qui veut dire Bismillahir Rahmanir Rahim, Dieu le tout clément et très miséricordieux. Donc c'est sur ce terme que nous comptons exposer une 50aine d'œuvres d'art plastique pour participer dans cette œuvre de réhabilitation de la grande mosquée de Pout. Et donc c'est une manière de participer culturellement dans la vie culturelle et religieuse dans cette ville. Et une jublu ci benn événement culturel boo xam ne dafa bëgg a exposer ay tableau art yoo xam ne ci wàllu islam la ñu ci màggal turu yàlla bi nga xam ne mooy basmala bismillahi rahmaani rahim ñu def ci ay tableau ci anam bu bëree bëgg ko exposer ci biir jumaa ji di ci woo ñëpp ngir ñu ñëw jënd tableau yi lu ñu am ñu delloowaat ko ci jumaa ji gën a yeesalaat xar kanamam bu baax. waaw li ñu ci julee lu ci bëri day delluwaat ci jumaa ji incha allah. waaw dañ koy nekkaat di tabaxaat di ko rafetalaat bu baax a baax a baax a baax ngir mu amaat xar kanam bu bees. ci tënk rek xibaar yi ci bitim réew fële ca Afghanistan ku ne xamoon ni kon ña fa dëkkutoon di ay doxandeem ñi ngi leen doon roñ di leen yóbbu seen i dëkk fitna nag am na fa ndax ab attentat moo fa am démb ba juróom-ñett fukki doomu aadama ak juróom ñàkk seen bakkan ci ñoom nag am na ci fukk ak ñetti soldats yoo xamante ni ay américain lañ muy loo xamante ni kon lu diis la ca diwaan boobu ba tax na kon président ba Joe Biden moom dañ ko état islamique ne dañoon fayu ca Mali it ku ne xam ne ni kon Soumaïlou Boubou Maïga ñoom fi nekkoon kon premier ministre ak kan dénkoon wàllu koom gu ñoom it tëj nañ leen ci kaso ba ndax dañoo jàpp ni avion présidentiel bañ jëndoon ca jamono Ibrahima Boubacar Keïta lañ ko jënde daal tey na xel ba tax na kon kilifa yu bees yi ñoom bëgg caa leerlu daañ ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo ci kanam it incha allah dinañ ànd ci xibaar tàggat yaram yi ak Aliou Cissé mi daal di rek publier liste ñaar fukki joueur ak juróom
yoo xamante ni kon tey jii la leen doon xamle ak sénégalais yi match ba nag war naa dox seen diggante ak Togo. Pape Fara Njing dina ci ànd ak ñun laata loolu kon dañuy dem rek ca Kigali ku nga xam ne Sénégal tey jii ci ngoon war naa jongante ñaareelu matcham suñu diggante ak Soudan du Sud match aller ba nag premier match ba rawatina Sénégal moom moo gagné woon waa Ouganda bëgg nañ koo dàbbali loolu nag ay borom xam-xam daal dina ni rek jéem a analyser match bi ak Sénégal nan la war a taxawee ba ni demee kon di gën a avancé ci boobee compétition kenn suñu ndaw yu ñu fa teewal di Mame Fatou Ndoye ak Massaer Ndiaye caméra bi jëmaat nañ ci. ci seen sortie bu njëkk gaynde basket yi wane nañ ay qualité yu am solo ci jàngatu ñenn ci observateurs yi xarañte ci sànni yu sori yi mais tamit ci seen secteur intérieur. li ma gën a impressionné mooy suñu potentiel au niveau des tirs à 3 points parce que dem boo xoolee dugal nañ fukk ak ñaar tirs à 3 points te loolu dafa su ma juumalee gën a am potentiel boobu tamit. bu ñuy xool Sénégal moo gën a baaxlee secteur intérieur. basket léegi loolu daf ci am solo trop bi ñu xoolee àdduna bi dafay gën di rafle ay njool kon bu ko Sénégal amee. ay point faible tamit comme ñëpp gaynde yi am nañu ci loo xam ni war nañ ko gaaw a rectifier. ak leen lu ci des mooy rebond yi te rebond yi am naa yaakaar que parce que am nañ ay joueurs de bonne taille donc côté boobu la ñu war a gën a liggéey rebond yi ak agressif défensif ak mu def moins de perte de balle. Comme toute équipe, il y a des défauts, c'est-à-dire il y a des problèmes de. dëgg la dañuy def ay erreur xam nga dañuy léeg-léeg manqué concentration ci arrière yi ci meneur yi ak perte de balle yi ak bëgg def show bi mais bu ni xam naa ko kii na bu ni am na fulla dina dakkal loolu ci lu gaaw ngir basket bi gën a. Je sais que c'est quelqu'un qui est rigoureux, il va mettre le haut là assez rapidement. niveau adversaire bi ñuy dajal tey di Sud Soudan mën na gën a kawe que Ouganda ñu ci bëri ñi bokk ci équipe bu Sud Soudan bi États-Unis la ñu nekk ba pare mu mel ni équipe bu bëri wërsëg la ci jamono yi ñu toll. C'est une équipe justement qui est imprévisible. équipe la nag bu bëri wërsëg de ndax dañoo qualifié ndax Algérie bëggut a ñëw ñu ñëw fii gagné seen premier match ndax waa Cameroun dañoo corona kenn xamul la may xew ëllëg seen diggante ak Sénégal en tout cas daal bëri nañu wërsëg. mais au Sénégal je n'en sais rien. quand même benn équipe boo xam ne day màgg si. parce que boo xoolee Sud Soudan bu ñu jël seen indépendance yàggul ba pare ñoom ñu ngi liggéey ak États-Unis ndax dana xaw a jàppale si côté boobu parce que boo xoolee seen collège yi seen université dañ fa bari. seen président Law Deng mu ngi def liggéey bu rafet moo nekkoon coach bi léegi mu nekk président mu ngi def liggéey bu rafet. jël match par match loolu mooy consigne bi ci tanière bi suñu jëlee ndam li tey daanaka qualification ci huitième de finale bi nekk seen poche muy déjà benn jéego même bu fekkee ni gaynde yi ci cëppaandaw bi lañ leen xaar. ñu des ba léegi ak yooyee gaynde xamle leen kenn ci ñoom muy Bankou Badio moom nag koo xamante ni daal moom it gis nañ ni arrière la bu mën li mu def ñaar fukki at ak ñaar la am ñoom nag ñi ko tàggatee sax fii ci Tëngéej rawatina ci saltige ba tax na daal Sénégal mën a am yaakaar ci ñoom ñu ànd ci ak kenn sunu ndaw yi ba léegi foofa ca Kigali di Soda Thiam ak Massaer Ndiaye. man CBA laa nekkoon benn académie basketball bu nekkoon Gran Canaria et Tenerife. académie boobu laa nekkoon j'ai joué là-bas et puis on m'a vu de là-bas jouer et on m'a signé. El Hadj Omar Branco Badio di sociétaire ca FC Barcelone waaye nag lépp mi ngi ko daal di jàngee ci club bu saltige bi moom joueur bi nag pur produit formation locale la. saltige laa mos a joué Sénégal Rufisque saltige laa mos a joué sama carrière lépp maanaam sama carrière lépp sama base ba joué naa fa senior bi may nekk cadet lañ ma doon surtout si senior et tout donc saltige laa defee lépp presque. disons depuis mes 7 ans 8 ans ba may am 16 ans presque. Papi comme ni ko ay jigéñaaleem di woowee lu ñuy woowee ab combogar la ne dafay jouer ci poste 1 ak 2 depuis mu dem ca Espagne même sax bu fekkee ni ba muy nekk ci Sénégal la ci poste meneur la doom gën a yëngatu. des fois Sénégal daan naa jouer 2 bu ma ak sama benn xarit bu ma bokkoon équipe Omer bu daan jouer 1 des fois damay jouer 2 ñuy alterner mais fu laa doon jouer quoi Sénégal Espagne laa commencé jouer 2. dugg seem nag ci équipe nationale nekkul woon lu jafe ne depuis wàccaayu tournoi qualificatif olympique bi profité woon na ci ngir daal di xam ay coéquipiers am loolee tamit tax ba ay bëgg-bëggam gën a yokk ci afrobasket gi. bon faire un bon afrobasket jouer bu baax et puis comme tous les équipes on est ici pour compétir genre ñëw ñu pour représenter Sénégal juste pour dire que waaw voilà l'équipe est là on joue
suñu yoon nekkul ci résultat bi loolu non on est ici pour compétir comme tous les équipes. di ay bëgg-bëgg yoo xamante ni nag moom joueur gile wane na ko ci duggiseem gu njëkk ñeel Afrobasket fii ci Kigali Arena moom mi nga xamante ni ay roykaayam bokk na ci. man bi may nekk xale depuis ba âge Kobe Bryant moo nekkoon sama idole tu vois mais après bi may gën a màgg am na ay joueurs yoo xam ne I look up to them xam nga am na joueurs yu bëri ay comme Barcelone moo nekk am na ko tudd Kobe yi ñun samay xam nga dañ may conseil yu bëri et puis man seen façon de jeu daf ma neex damay xool si ñoom bu baax ay tout. ñu ñaanal ko ndam moom Bankou Badio moom ak équipe nationale bu Sénégal di fàttali kon tey jii bu 19h jotee sunu heure dinañ jongante ak waa Soudan du Sud ngir rek seen ñaareelu match bi kon jëm ci Afrobasket ñu wax ci wàllu football Pape Fara ñi ngi lay nuyu maa ngi ko doon wax sànq sélectionneur national di Aliou Cissé ci wàllu football bi publié na liste boo xamante ni ñaar fukki joueurs ak juróom lan. maa ngi lay fay Chérif noonu nga ko waxee noonu la Aliou Cissé dafa yaatal lii di tanière bi xam nga nag nee na jàpp ne contexte fi mu toll moom moo tax waaye li ñu mën a njëkk a jàpp mooy amul benn jour local boo xam ne bokk na ci équipe nationale boobu daanaka ñoom ñëpp ci diwaanu Tugal la ñu nekk gannaaw Edouard Mendy Alfred Gomis ak Seny Dieng ñoom déjà daanaka ay habitués lañ ci équipe bi Moustapha Nam ñëw na beneen jafe-jafe bi ñu wax moo nekk côté droit bi Sabali moom tamit jamono ji footballul Gassama footballul léegi ki nga xam ne nag moom moo nekk gone gi nga xam ne moo nekk Ibrahima Mbaye moom la indi ci équipe bi laaj nañ ko li nu mel nee na daal polyvalence bi nekk ci équipe bi xëy na mun na ko jàppale liste bi sax ñu xam kan Edouard Mendy bu Chelsea moom sax la ñu def meilleur gardien bu UEFA yaa Alfred Gomis Seny Dieng Moustapha Nam Abdullah Diop Sima nag moo nekk Praga di buteur Ibrahima Mbaye mi ñuy wax Abdou Diallo bu Paris Saint-Germain Pape Abou Cissé Olympiakos Kalidou Koulibaly bu Napoli Cheikhou Kouyaté Crystal Palace Fodé Ballo-Touré mi nga xam ne mu ngi doog a dem AS Milan Salou Ciss ak bu Nancy Lorraine Idrissa Gana Gueye ñëw na Joseph Lopi bu Sochaux Mamadou Loum Ndiaye tamit dellu si na ci équipe bi Crépin Diatta naam dafa blessé mais ba joué wul ci barrage bi nga xam ne moom moo nekkoon Ligue des Champions mais teewul Aliou Cissé woo na ko ndax nee na ñaareelu match bi xam nga la set la fële ca Congo moom Crépin Nampalys tamit dellu si na Pape Matar Sarr ñëw na ci équipe bi Sadio Thioub tamit koo xam ne nit ñi di convocation jot na fa indi wax ci ñenn ñi nga xam ne ñu ngi titulaire lu tax moom clubam titulaire foofu muy ñëw waaw ca Angers lay football foofu ca France Ismaïla Sarr tamit ñëw na Famara Diédhiou Boulaye Dia ak ki nga xam ne moo nekk Abibou Diallo Sadio Mané ak Abdoulaye Seck bi nga xam ne moom ca Belgique la nekk. ci 25 jours waaw. 25 jours ci loolu Aliou Cissé tamit ñëw na wax loo xam ne nag da ci tàppe point bu baax mu nekk la libération des joueurs nee na africains yi la ñu yàpp loolu kenn du ko wax ci européens yi kenn du ko wax ci américains yi te jàpp ne na seeni joueurs yëpp dinañ ko jot même Crépin bu blessé dina ñëw pour staff bi xool ko ndax moom apte na pour jouer deuxième match wala déet. léegi préparation bi nu mu koy defee. bu métti lay doon parce que joueurs yi dañuy jouer samedi dimanche lundi la ñuy am benn jour daal d'entraînement la ñuy am. Aliou Cissé mu ngi naan ndax dina ko ubbil presse bi wala déet pour mu mun a teg ay stratégie am ndaxte le 1er septembre la ñuy jouer nee na c'est très difficile match début saison yi ak fin saison club yi joueurs yi nekk ci je crois que stade Lat Dior boobu fa la ñu amalee jogante bi te bi ñu ko homologué yàggut wax ji ñëw na ndax Chérif match bi c'est à 16h te 16 dafay tàng bind nañu FIFA tontoogu leen ci li Augustin wax mais Aliou Cissé jàpp na ne courant bu fa coupé woon xëy na loolu moom moo gën a tax affaire yi indi ay jafe-jafe laaj nañ ko ci Pape Gueye ak Sofiane Diop Pape Gueye moo nekk le milieu de terrain de Marseille nee na Pape Gueye comme que mu ngi doog am coach bu bees mu ngi joué te goneel da ko bëgg a bàyyi mu intégré ba pare Sofiane Diop nee na tamit ñu ngi koy topp parce que fédéraux yeeg gars yu bëri ñëw nañ parce que ci taabal ji gis nañ fa staff aussi fédération bi ñoom lu ñu fa doon def ay maître Augustin Senghor ak yeneen gars yi Augustin bi daanaka moom moo nekk sorteem bu njëkk gannaaw bi nga xam ne gagné na élection moom ñëw na wax ci lu bëree bëri lu ko gënoon a indi nag bokk na ci jongante ak tamit defaraatu stade Lat Dior bi. nee na def nañ ci 650 à 700 millions de nos francs pour mu mun a taxaw parce que FIFA am na yu mu leen wax suuf bëggatuñ ko fa gis moo tax à hauteur de 50 millions dinañ ko def. pour def foofu gazon synthétique nee na nag tamit ki gën a mag daanaka ci Afrique yor wàllu terrain moom la ñu jox marché boobu mu defar ko te après dina ñëw nee na daal jàpp na d'ici octobre lépp dina baax waaye match yi ñu jëm dina nekk loo xam ne tamit pelouse bu correct la fay fekk joueurs yi moom loolu dikk na ci wax na ci woo na tamit union nationale je crois que tey système bi ñu def changé Aliou Cissé bi mu paree conférence de presse resté na fa
fa 30 minutes di discuter di wax beneen approche la indi waxtaan ak journalistes yi xuloog ñii sax ñii dañ ma contre ñii dañ ma lii ci off mais après gars yi waxtaan ak moom je crois que style boobu ñu jël dina am yu bëree bëri yu mu indi tey moom la ñu gis daal benn fédération boo xam ne ak Aliou Cissé unité bi ñu doon wax noonu ci autour de l'équipe nationale bien sûr loolu sax la ñu gën a fësal ñoom tey nee na il faut que tamit Augustin nee na bu ñu defee lu baax ñu wax ko bu ñu defee lu dul yoon ñu dal su kaw mais sànni xeer suñu kaw rek il faut que tamit unité bi parce que nee na foo jaar danoo war a dem coupe du monde bii di ñëw parce que Sénégal mënut a nekk première nation ci Afrique bokk ci 20 premières yi ci àdduna bi qualifié wu nañu bii dafa am solo mais tour yi dafa métti. Aliou Cissé mu ngi koy wax mu ngi naan Augustin yaay vice président bi waaye nag na nga fexe ñu xam ñun nan la ñuy mën a xoolaat Afrique affaire yi gën a yokk daanaka tey danoo ubbi sax affaire bi open poser question ubbi waat yeneen liste ñëwaat. tey daal beneen style la ñu giseen Aliou Cissé bu décontracté. maître Augustin Senghor pour répondre à toutes les questions des journalistes. tout à fait loolu baax na ci beach soccer moom waxuñ ko fa. ankañ beach soccer wax nañ ko fa vraiment exploit bi félicité nañ nee nañ léegi ñoom dañuy demee team Sénégal. nee nañ lépp loo xam ne muy condition muy moyen def nañ ko fa te yaakaar naa ne li nga xam ne moo amoon ci àdduna bi dindi nañ ko. te ñu ngi suivre booy jàpp nañ ci wax nañ beach soccer félicité nañ wax nañ sax basket. parce que nee nañ ñoom daal sport lépp la même Aliou Cissé wax na ko nee na sportif de haut niveau warta am limite. nee na moom day seetaan day wax ak ñoom Gorgui Sy Dieng di féliciter ñoom Boniface ñoom daal tey beneen. team Sénégal ñoom daal ndam yi commencé na comme ni ko waxee beach soccer bi Edouard Mendy. tey voilà yooyu yëpp wax nañ ko fa. Edouard Mendy ñëw nañ wax ko fa ndax nee nañ liggéey la boo xam ne bu continuer boo xam ne daal noonu daal dynamique boobu la ñu bëgg a jëm ci la ñuy woo ñëpp muy presse bi muy ñëpp parce que seen objectif mooy dem. coupe du monde mais tamit wax na ci poule coupe du monde bi nee na poule la bu xaw a métti ndax poule boobu moom Togo Namibie ak Congo le premier bu joué Togo le 7 dañuy dem Congo te boobu voyage beeg yooyu dina xaw a métti seen poule bi CAN bi nee na bu métti la parce que ñoom ak Guinée derby la bu métti ñoom ak Zimbabwe Afrique australe jamono ji ñoo fa nekk équipe bu gën a boo xam ne bu taxaw la ñoom ak Malawi nee na kon ni ñu xamul woon Tanzanie ça peut être surprise mais nee na Sénégal pare na ci côté yëpp pour mun a aborder loolu. jërëjëf Pape Fara kon di nga si ñëwaat ci ni mu gën a yaatee sunu xibaaru ngoon yi muy conférence de presse sélectionneur national ci wàllu football di Aliou Cissé laata ñuy tàggoo xibaar bu ñu fi dàpp jóge ca Ndar ak gaal moom moo fa suux lu toll kon ci juróom fukki nit ak juróom ñett ñoom ñoo fa nekkoon wante kenn moom moo ci mujj ñàkk ba kanam ñoom nag dafa mel ni kon ay clandestin la noonu benn entreprise BTP moom moo leen mujj sauvé Ousseynou Diop moo ñu jox xibaar bi dañ ci ñëwaat loolu it ci nam gën a yaatoo foofa ca Ndar bëgg nañoo ànd ak yéen ci revue de presse bi du mën a nekk ndax ay jafe-jafe beneen yoon rek incha allah di ngeen ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye ci wàllu kon mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal moom Mamadou Mohamed Ndiaye di ngeen ànd ak moom ci xibaar yi 19h30 incha allah 20h soxna Naata Mbaye la yéen leen jàmm.